coordinateur de la. Merci de retour pour daal di soobu ci suñu seconde partie pour émission bu Matin Bonheur donc kii di Assane Gueye nekk coordonnateur bu acteur de Thiaroye-sur-Mer moom lañ fiy dalal waxtaanee itam beneen nit mbir boo xam ni ba tey ci wàllum environnement la mën nañ ko jàppee noonu ñu ngi lay dalal bu baax sëñ bi Gueye ci plateau bi. waaw ñu ngi lay fay donc di la jaajëfal ci dalal bi. alors beneen mbir la sànq ñu noo waxtaanee implantation bu ñu bëgg a def fële ca Bargny mais bi la yoon Thiaroye-sur-Mer moom moo impacté mais ci beneen mbir boo xamante ni mu di dépollution baie de Hann bi est-ce que mën nga ñëw ci coow loolu nga xam ni moom moo am foofu réellement ñu xam c'est quoi exactement. Effectivement déjà nga permettre déjà ñu jaajëfal aussi la télé ci occasion bi mu ñu may. ngir ñu mën a leeral askan bi li nga xamante ne nii moom la Thiaroye di jooy tey ba tax ñu teew fi donc li ñu mën a wax mooy dañu nekk ensemble ci benn communauté bu ñuy wax la communauté de la baie de Hann ñu partagé ko ak suñuy naataango mu commencé depuis Yaraax dem ba Mbao donc commune yi nekk ci diggante bi yëpp ñooy maanaam Dalifort ak Diamaguène Sicap Mbao ci lañ bokk. ak présentement ñu étendre ko ak suñu yeneen commune voisines yi jàpp Guinaw Rail Diamaguène Sicap Mbao Thiaroye Gare pour ñëw bokk ci projet boobu mais projet boobu li ci am mooy dañoo ci cadre projet bu restructuré maanaam xàll yoonu waa Yaraax defaraat ko ba joyanti ko ba mu leer nañ ñëw Dalifort tamit mu am restructuration Mbao aussi am restructuration mais ñëw Thiaroye tëb ko alors que soo xoolee projet bi nga xam ne moom traversé li nga xam ne moom mooy collecteur principal bi askan mu ngi koy traversé sur 13 kilomètres ci 13 kilomètres yooyu 6 kilomètres yëpp Thiaroye la léegi nag ñu yeewu gis ne defar nañ Yaraax bi nga xamante ni fa lay dooree defar Mbao moom mi jeexee mais tëb Thiaroye yi nga xam ne mën dee jimil la ji loolu moo waral nag askanu Thiaroye jóg wax ne lii nga xam ne injustice la il faut ñu réparer ko moo waral tey ñu teew fi ngir mën a gën a waxtaan gën a leeral jafe-jafe boobu nga xam ne ñun Thiaroye Géej moom la ñuy dund. te nag donc yéen bi étude bi projet bi ñu koy taxawal normalement waroon na am étude. Est-ce que yéen jotoon ngeen approprié wu wala au moins s'enquérir de yi nga xamante ni moom lañ fa fas yéene woon def ba gis ci ne Thiaroye bokk si wala c'est après bi mbir yi amee ngeen di doog a nekk au courant de mbir moom nga xam ne ñu ngi ko fa doon teg. waaw laaj bu am solo ndax laaj boobu dafa nekk ne loolu mooy njëlbeenu problème bi ndax projet bu mel nii boo koy def avant nga koy tàmbali da nga war def étude d'impact environnemental et social. ngir xool lii ngay def lan mooy jeexitalam ci askan bi boobu mooy jafe-jafe bu njëkk bi ndax étude d'impact environnemental et social boobu mu waroon def jaarul yoon li tax ñu ne jaarul yoon dama ne amul ci Thiaroye Géej kenn mënu la fidèle tey benn document boo xam ne étude d'impact environnemental am na pour Thiaroye ay gëstu am na ci yeneen communes yi waaye ci Thiaroye amu ko ba léegi-léegi kooku mooy principal rëq-rëq boo xamante ne ni dañoo def projet bi mu mel ni Thiaroye moom compté wul dañuy ñor a ñëw rek jaar jàll ginnaaw boolewuñ li woon ci njalbeen ga moo tax ci projet bi yëpp dañ leen namm fàtte te loolu nag Thiaroye du ko mën a seetaan étude d'impact environnemental moom mooy valider projet mooy wane ne projet bi mën naa nekk ak nit ñi ndax dafay wane lépp gàllankoor boo xam ne mën na projet mën na koo jur ba pare génne ci benn plan de gestion environnementale et sociale naka la ñuy fexe ba sàmm naka la ñuy fexe ba aar naka la ñuy fexe ba prévenir jafe-jafe yi nga xam ne moo nar a ñëw ëllëg loolu nag Thiaroye amu ko donc ci leeral Thiaroye n'a pas été impliqué ci ndorteelu projet bi moo tax étude d'impact environnemental bu valable amul ci projet boobu.
léegi kon ce qui veut dire en quelque sorte que ni am na yeneen c'est-à-dire ay points yoo xamante ne yéen moom ngeen bëgg ñu tenir ko en compte en tant que habitant de Thiaroye-sur-Mer si boobule projet yan ponk la exactement. ponk bi nga xamante ni mu ëpp solo ci li nga xam ne moom la Thiaroye-sur-Mer di laaj tey mooy ñu xàll yooni Thiaroye ubbi ko mu leer li tubaab di wax restructuration parce que Thiaroye c'est un village traditionnel lébu c'est un village traditionnel qui a été créé depuis 1700 donc et c'est le village qui a abrité la rencontre pour négocier l'indépendance du Sénégal donc commune la boo xamante ni dafa am solo ci Sénégal dafa compter ci Sénégal li ñu bëgg mooy ñu fullaal ko li ñu bëgg mooy ñu xam ne Sénégal bokkul Rwanda ñu xam ne Thiaroye bokkul Rwanda ñu xam ne Thiaroye bokkul Guinée-Bissau Thiaroye Sénégal la bokk dafa am histoire ci biir Sénégal ci biir lébu gi donc il faut ñu respecter ko te respecter boobu lañ ko deful moo tax jëluñu ko en charge depuis le début donc restauration mënul ñàkk ndax moom mooy préalable xam nga booy teg projet dafay am ay préalable maanaam soo tegul premier pas bi doo mën teg deuxième pas bi donc boo sotee premier pas bi muy préalable yi deuxième pas bi du mën a ñëw Thiaroye kenn mënu fa defar dara te restructuré ko ndax mbedd yi ni mu bindoo dëkku ni muy bindoo donc ak dëkku lébu lépp dafay tourner vers la mer donc accès yi jëm tali yi du ubbeeku bu baax donc ce qui fait que tey boo ñëwoon Thiaroye fa jafe-jafe amoon ñaanuñu ko maa dee taali mais su amoon tey sababam bi pour mu dugg fa day am problème tey bu fa benn administration bëggoon dugg day am jafe-jafe te loolu nag tey soo amee ku feebar mag mu feebar donc ko teg ci chaise pour génnee ko te loolu rafetul ci 21e siècle bi ñu nekk nii war nañ ko dépasser léegi nag ñun mënuñu nangu ci projet boo xam ne comme ni ma ko waxee woon sànq fukki kilomètres ak ñett la ci askan bi juróom benn kilomètre yi mu ngi jaar ci benn askan nga ne da ngay xàjjale askan yi loolu sax xàjjale ak féewale askan la ngay naa defar ñii bàyyi ñii te tegoo ko ci foo xamante ni xel mu sell mun na ko nangu. loolu nag nañ ñu defaral suñu restructuration bu ñu paree mun ñu assainir restructuration mooy suñu laaj bu njëkk mooy suñu ñaareelu laaj mooy suñu ñetteelu laaj. léegi nag après suñu doxalee am na yoo xam ne moom projet ñoo ànd loolu nag moom après ci lañ koy gën a yaatal maanaam branchement de toute la population thiaroyoise à ce projet-là la prise en charge de la main-d'œuvre locale dans ce projet ak tamit ñu jël fexe ba la responsabilité sociétale bi nga xam ne entreprise ñoom ñoo ko yor ñu respecté ko donc yooyu mooy ay ponk yoo xamante ne ni vraiment bëgg nañ bu baax a baax ñi nga xam ne ñoo yor projet bi ñu fàttali ko. yaa ngi cité tout à l'heure implication main d'œuvre locale bi lu waral loolu. waaw xam nga sooy liggéey ci gox loolu bokk na ci ponk gouvernance su entreprise ak responsabilité sociétale soo demee ci gox au lieu nga dem jéggaani ñi nga xamante ne ni ñoo war a liggéey ci main d'œuvre bi nga xamante ni seen main d'œuvre non qualifiée nga dem di ko jéggaani faneen nga boole waa askan bi ci biir projet bi ndax dafa bëri am ay jeexital benn. mooy di nga tax ñi nga xamante ni ñoom ngay liggéeyal ñu xam ne ñoom ci lañ bokk ndax dañ ci dugal seen loxo. ñaar dafay sax yokk yaxanal koom-koomu entreprise bi ndax entreprise bi jël nit koo xam ne fi mu dëkk foofu lay yeewoo kooku moo gën a am efficience pour moom ndax kooku du tardé te aussi li nga koy fay mooy gën a woyof que booy jëli keneen kon loolu ñëpp dañ ciy gañ ñëpp dañ ko te dafa bokk ci poncu RSE loolu tamit RSE lu ñuy war a taxawaat la ndax doo jël entreprise mu jógee bitim réew ñëw nga fay ko ay milliards mu liggéey jël ay milliards am dem adduna léegi doxatul noonu fooy liggéeyee dafa am wàll boo xam ne moo war a ruus jëm ci askan bi loolu mooy wàllu RSE tamit dañ ci woo ñi nga xam ne ñoo ŋànk projet bi ñu fàttaliku que RSE aussi dañ ko jël en compte. Maintenant lan mooy seen plan d'action gannaaw démb rek je pense que amal ngeen benn conférence de presse wax ci li nga xam ni moom moo di seen ay doléances est-ce que am ngeen plan d'action boo xam ni moom ngeen tëral pour étape par étape fexe ba li ngeen bëgg mu daal di mat. matul noonu effectivement fooy liggéeyee dafa am wàll boo xam ne moo war a ruus jëm ci askan bi loolu mooy wàllu RSE tamit dañ ci woo ñi nga xam ne ñoo ŋànk projet bi ñu fàttaliku que RSE aussi dañ ko jël en compte.
Maintenant lan mooy seen plan d'action gannaaw démb rek je pense que amal ngeen benn conférence de presse wax ci li nga xam ni moom moo di seen ay doléances est-ce que am ngeen plan d'action boo xam ni moom ngeen tëral pour étape par étape fexe ba li ngeen bëgg mu daal di mat. effectivement am nañu plan d'action nag moom li ko laal d'abord mooy booloo tey Thiaroye dafa jóg nekk benn. ñun ñëpp ñu tënku ci biir coordination des acteurs de Thiaroye-sur-Mer ngir parce que mbéjum kanam borom ba koy fajal boppam ngir ñu faj injustice bi nga xamante ni moo am tey discrimination bi nga xam ne kenn mënu xam nuñ ko mën a tuddee loo xamante ni benn planificateur sérieux mënu ko xool seetaan ko li suñu plan d'action mooy d'abord sensibilisation bu yaatu daj askanu Thiaroye gi yëpp à l'interne d'abord waxtaan suñu biir fexe ba nga xamante ni xale bu ndaw boo ko woowee laaj ko mu xamal la situation bi ni mu demee te loolu dañ cee ànd ak la mairie ànd ceeg frais yi ni suñu autorité coutumière ànd ceeg borom dëkk bi chef de village ànd ceeg imam yi association yeeg ñëpp tout le monde. ko defee étape par étape maire bi ànd na ci mbir moomu kon. effectivement maire ci la bokk parce que maire avant tout c'est un habitant de la commune. moom moo sanc Thiaroye donc maire bi moom xam na ne partie prenante la de la lutte la donc mu ngi suñu côté Thiaroye Géej amul ci kenn koo xam ne ku la wax ne bokkuma ci xeex bi ki juddu tey ba ki fa gën a mag mu ngi ci biir xeex bi ndax de xeex la ngir xeexu dëgg la yàlla dëgg la bëgg moo tax ñun dañ ko teg ci dëgg bugg ñëpp ànd ci ñu waxandoo yëkkatindoo tegandoo comme ni ñu koy waxee ñun wat gaal ak yógu. mais bu weesoo seen plan d'action c'est-à-dire li ngeen di tëral xeex beeg yooyu est-ce que xool ngeen par exemple comme gannaaw projet la boo xam ni bitim réew am na ñoo xam ne soobu nañ ci def ay financement xool ngeen que ni financement yooyu dëppoo na réellement ak lu ñu waroon def ci mbir mi ba yéen peut-être ngeen bañ cee war a impacter wala dañ leen tenirul en compte ci loolu. ñun gëm nañ ne affaire bi du affaire xaalis. affaire lan la exactement alors affaire ñàkk faalel la ñàkk yëg la dañu ñàkk faal parce que ñeneen ñi ñu leen defal li ci war projet boo xam ne mu ngi commencé ci 29 milliards ñuy wax 17 milliards sax dem ba ay 113 milliards 115 milliards loolu amuñu problème xaalis projet boo xamante ni depuis 20 ans xaalis baa ngi toog. ñoom amuñu problème xaalis. mais ñàkk yëg bi lan moo waral ñàkk yëg wala juste comme ça par hasard ñu fàtte leen. loolu mooy suñu problème lan moo waral ñun daal compté wuñu lan moo ko waral xanaa ndax ñun suñu noppiwaay suñu teey suñu tekkaaral moo tax dafa mel ni daal dëkk bi dañoo toll foo xamante ni ñi ñuy faale mooy ñi nga xam ne dañuy yuuxu dañuy sànni xeer dañ leen di dégg te libu xamuñu ko ci loolu libu ci yar ak teggin lañ ko xamee yar ak teggin boobu noppi boobu tekkaaral boobu moo ñu waral tey ñu fàtte ñu parce que soo xoolee des fois dañuy wax naan non xam nga projet bi restauration bokk ci. restauration ci la bokk ci projet bi. parce que c'est le 29 février 2002 que sous la présidence sous la direction de Mame Madior Boye premier ministre du Sénégal de l'époque ci présidence su Maître Abdoulaye Wade ci la état du Sénégal wax ne dafa bëgg programme de réhabilitation de la baie de Hann. boo nee programme nag ay projet yu bëri la te boo nee projet dafa am projet boo njëkk def teg bu ciy topp moom la waxoon sax ay affaire préalable te restructuration dafa nekk préalable à l'assainissement soo ubbiwul yoon doo mën a dugal dara kon mbir mi du mbirum xaalis ñun mënuñu comprendre ban planificateur daal boo xam ne moom am na tuuti xalaat rek moo mën a planifier nga jël benn communauté ngay naa defar commencement defar fin bàyyi digg bi loolu daal ñun amuñu xalaat lañ xam ne problème d'incompétence c'est-à-dire mbir xalaat ki doon ko defar yéen ngeen yaakaar ne peut-être amul compétence su wala bokk moom moo liggéeyam moo jaarul yoon tax mbir mi demee noonu. non seulement depuis ci planification bala ba ci tey ñi réalisation même yow buñ la joxee ne la defaral lii nga gisee lii ñu ma dénk da kat lii kat am na lu ci sooxe da nga ko war a jooyanti nga ne kat man kat mënuma xalaat ma defar fii bàyyi fii. ndax tey suñu continuer ci ni ñu def ni defar Yaraax defar Mbao defar sax Dalifort bàyyi Caaroy ëllëg
projet de dépollution bi nga xam dafa war a brancher ay kër su ñëwee du mën a brancher Thiaroye parce que techniquement du nekk parce que branchement ci ay yoon lay jaar bu fekkee yoon dafa sew yenn sew yi mën na fa dugal benn tuyau kon Thiaroye dafay mujj ñàkk ci début ñàkk sur toute la ligne. kon nag ndorteel li wër mooy il faut restructuration mooy loo xamante ni mënul ñàkk dans ce projet là ñoom daal boole wuñ ñu ci woon mosuñu ñu ci boole mosuñu ñu ci xalaat li ñu tàmm defal Thiaroye rek mooy lu may tuddee projet puusal ma jàll maanaam ñu rek ñoom def seeni projet ñëw xal yoon jàll dem c'est ce qu'ils veulent faire aujourd'hui te loolu ñun duñu ko nangu ñëw tracé seen tracé fay ñu nekk ci tracé bi ñu dem seen yoon ñu jaar seen tracé jàll loolu projet puusal ma jàll jeex na Thiaroye-sur-Mer. d'accord kon mën nañ jàpp ni amul benn autorité boobaak léegi boo xamante ni ñëw na fa daal di leen ni dig sax bu nekkee loolu lay doon wala rassurer leen wala yu demee noonu mu nekk directeur ONAS bi wala ministre bi wala quelqu'un d'autre. su dee ci cadre boobu vraiment déjà amoon nañu le visite du ministre Omar Gueye quand il était ministre ñëw na visiter la baie ñun askan bi ñoo ko invité woon ndax ci xeex bi aussi baax na ma fàttali xeex bi loolu kañ la woon. c'était Omar Gueye il était en je pense c'était en 2012 ou 2013 mais on l'a rencontré 2 fois li si am solo aussi mooy que ne ci xeex bi la communauté population bi ñoom si bopp ñoom ànd nañ que ne ñoom ñëpp d'accord nañ que ne Thiaroye dañu ko wax defaraat boo demee Yaraax dirigé par Mbacké Seck ak Abdourahmane nga dem ci Mbao avec mon ami Amary Seck ñoom ñëpp d'accord nañ que ne Thiaroye dañ ko wax defaraat xeex bi ni mu demee yoon ci loolu ñun ànd nañu dem nañu seeti Omar Gueye 2 fois ci loolu waxtaan ceeg moom dem nañu seeti Omar Sarr waxtaan ceeg moom le ministre Omar Sarr nañ seeti le président du conseil social environnemental son excellence madame Mimi Touré dem nañ seeti ak waxtaan ak madame Fatou Diouf le député à l'Assemblée nationale discuté nañ ak monsieur le ministre Aly Ngouille Ndiaye discuté nañ avec le ministre de l'urbanisme monsieur Fofana donc ce qui fait que autorité ñoom du ñàkk yëg kon ñoom xam nañ malgré tout ça mi affaire baa ngi malgré tout ça amul benn ministre bu ñëw waxtaan ak ñun ci dara au contraire bi nga xamante ne nii ñu ngi waaye def lancement projet bi ci Yaraax le 25 passé ñun waa Thiaroye lañ ne ñu dinañ fa teew wane suñu ànd ak projet bi waaye suñu ñàkk ànd ak niñ koy doxale bi nga xamante le directeur xalaat na ne kat loolu ñuy wax mën naa yàq mën na xajamal li nga xam ne mooy lancement am ñëw na pour la première fois ñëw na Thiaroye pour discuter ak ñun ngir xool lan mooy suñu jafe-jafe. gis nañu waxtaan ak moom ci mbirum restructuration ki la jël engagement nag moom jël na engagement jàppale ñu ngir ñu mën a am restructuration boobu. d'accord donc état de fait la. alors waxtu bi je pense que mën nañ ne dab nañu donc lan ngay tàggoo. li ñuy tàggatoo mooy restructuration Thiaroye-sur-Mer li muy laaj mooy restructuration ñu defaraat ko loolu restructuration laaj benn yoon ñaari yoon ñetti yoon leneen luñ ciy teg mën ko cee teg. restructuration nag bu ñu ko joxee xayrun suñu ko joxul dinañ ko jëli li ñu seetoo ñu seetaan projet puusal ma jàll di jaar Thiaroye li ñuy feetal mooy di rafetal ànd bi nga xam ne moom la Thiaroye Géej ànd ñëpp ngir jëli li nga xam ne ñoo ko moom ngi ko justice ñu rétablir ko donc ñu ngi jaajëfal suñu diaspora bi nga xamante ni aussi ñu ngi ñuy jàppale ak suñu voisins yi Yaraax Mbao ak Dalifort ci xeex bi donc ñu lay jaajëfal aussi bi nga xam ne moo ñu permettre ñu mën a partager ak askan bi di xamal rek ne que ne état yi ñun ubbeeku nañ ngir waxtaan ngir trouver une solution à ce problème là fekk na moom ñoom nag bëgguñu waxtaan ñun nous sommes prêts à aller jusqu'au bout lii nga xamante ne nii lu mu mënti laaj rek on est prêt à la donner. d'accord ñu lay remercier bu baax mu nekkoon ki nga xam ni moo di Assane Gueye nekk coordonnateur des acteurs de Thiaroye-sur-Mer ñu doon waxtaanee projet dépollution de la baie.